asalaamaaleykum mbokk yi jaa ngeen jëf ci àndandoo beeg télévision Futurs Médias benn waxtu jot na xibaaru digg bëccëg yi bokk na ci diwaanu Ziguinchor li fa xew tey jile benn xeex bu mujj ci ab njombe benn waay moom moo jam benn ndaw ginnaaw si mu daal di moom ci boppam xaru kookee mu jam nag dafa may gaañu gaañu ba ñu rawale ko ca hôpital ba nekk foofulee ay bàmmeel yu ñu toxal ca diwaanu Ndar Géej sulli ay néew ngir rek mën a door liggéeyu aéroport bu bees boobule ginnaaw ay at yu bëri état bu Sénégal mujj na waxtaan ak askan wi nekk foofule ba ñu juboo ba loolee mën a am ci biir xibaar yi ba léegi bokk na ci mbirum Petro-Tim ak li ñuy njort ab guerre ci Aliou Sall ak Franck Timis doyen des juges door na tey jilee di déglu ay nit ñi nar a njëkk a jaar ci kanamam bokk na ci Babacar Mbaye Garaf mi jiite Alliance Sauver le Sénégal ak Mamadou Lamine Diallo bu mouvement Tekki ci wàllum guerre ba léegi ak mbirum juróom-ñeent fukk ak ñeenti milliards yi naan dañ ko luubal ca direction des domaines ay ndaw yu bokk ca Pastef di parti bi Ousmane Sonko jiite ñoom nag li ñu bëgg mooy ab atte bu tegu ci yoon te nee nañu képp ku taxaw rek ngir gàllankoor li seenu pa njiit boobu fas yéene liggéey ñoom dinañ ko defante ak yow. Mawlid di gàmmu samedi lay doon bu soobee borom bi waaye ca Medina Baye nag ñoom am nañu lu leen metti ndax dañoo jàpp ni fii ak juróomi fan ñuy wàcc bés bu mag boobule amul benn gëdd bu ñu gis ci kilifa yi réew mi rawatina it kilifa yi nekk foofulee ci mairie ba di ngeen leen dégg ci kanam tuuti mbokk yi loolee tënk la nes tuuti ñu yaatal ko. ginnaaw bañ leen nuyuwaatee ba noppi mbokk yi dañuy dem fële ca diwaanu Ziguinchor lu doy waar moom moo fa xew tey julee benn waay bu toll ci juróom fukki at moom moo daal di faat boppam nag dafa laxas buum kon ci baatam faatu waaye laata loolu dafa jam benn xale kookee sax jotuta faatu ndax dañ ko rawale ca hôpital ba yëf yaa nga xewee ca quartier Djibok moom mi ngi xaroo ci benn toolu ndaamaraas bu nekk foofule am na benn soxna boo xamante ni fa la dëkk ñu déglu ko ay kàddoom moom Boubacar Diassi moom moo ko taataan ak Lamine Mandiang itam ñi génn noonu rek fekk leen ñoom ñi songante boobu léegi ñu wax ak ñoom boo ñu àttee leen foofu ñi dugg si biir mooy ñii di romb ñu àttee leen dugg si biir bu ñu dugg si biir moom paa bi dugg si fii bu mu génnee noonu ñu ñaakaar day dem parce que dafa génn à vélo kon xam naa ni si la yóbbaale jaasi bi dem egg mu dóor ko si loxo bu mu ko dóoree ñun tamit fii la ñu nekkaat déggaat ñi yuuxuwaat encore ñi dem egg nag fekkaat ko ak gaañu bi gis nga ñu ne ko jógal bu ko topp jógal nga mën a dem nga dem fekk sa loxo bi ni ñu koy wax noonu mu ne ko bàyyi mu paa bi mu ngi koy téye fa ba mu dëgg rek ñun tamit comme ñu ne jigéen la ñu mënuñu leen attee ñu ne ko di yuuxu fii rek nii la ñu yuuxee ba beneen góor moo doo romb nii tamit mu ñëwee si mu jàppale nag borom kër gi ku si kanam noonu moo tax moo leen jàpp ba ñu attee leen ku nekk nga jóg dugg sa néeg boobu mu bàyyaat ko muy dem teen yëkkati na siwo bi di dem ñun xamuñu sa kañ la génnaat ko mu dem bettaat ko noonu parce que fekk lëndëm na mooy paa bi ku xaru nii moom moo ko bettaat mu jam ko paaka nag parce que dañu dëkki man dama dégg mu yuuxu jeene ba bu mu yuuxee turam bi mu ne ko Alassane lan la mu ne ko kaay paa bi jamaat na ma dama jam paaka mu ne ko jam ñu ne waaw ñu na nii la ñu yuuxuwee nii rek la ba tey si suba moom tamit mu daw si la daw noonu bu mu ko bàyyee si la daw dugg xam naa fan kenn xamu fu mu dugg léegi ba si suba si ni ñu jóg si suba si gisaat ko nu mu fàndree boppam. mu di seede soxna soosule sàkk ñu nëbb turam ak kanamam ci diwaanu Ziguinchor la ñuy des ba léegi foofu tam am na beneen waay bu toll ci juróom fukki at moom it dañ koo fekk mu faatu toog wéeru ñu ne ci benn buntu kenkayri moom mu nga xewee ca quartier bu côte est bi nekk foofule moom ñi ko fekkee ñu ne mi ngi wuyoo ci turu Babacar Senghor bàyyeekoo ci Moulomp Kadjifolon nekk ci département bu Oussouye ñu ne sax bañ koy fekk mu faatu mi ngi yoroon mbuusu garab ci ay yoxom ñu dem ca diwaanu Ndar Géej xam ngeen ni semaine ba weesu am na ñett ci ay nappkat yu faatu ca pël ba nekk foofule ba tax na kii di Ahmed Fall Baraya jiite ànd soxali soppi moom mi ngi woon ca weekend bi foofule li muy sàkku nag ci kilifay réew mi mooy ñu def seen kéem kattan rawatina dragage ak balisage diwaan boobule ba nappkat yi bu ñuy ñëw ñu mën koo gis ba seeni bakken du ca rot ndax ci atum 2003 ba léegi bañ ko fi tegee daanaka lu ëpp ñeenti téeméer ci ay nappkat faatu nañu foofule Ahmed Fall Baraya dañ koy dégg. président Macky Sall parce que démb de am nañu dee ca bël ba may engagé wu ak yow dañu amoon promesse ci defar bël bi
amoon promesse ci dafa joxe licence def nga ko daaw amoon promesse ci lii géej gi di ñu song nga réglé ko man ni ko yooyu de boo ko defee rek foo ma woo Sall ma uyu la fa ndax man askan wi moo ma soxal tey nag toll nañu ci defar bël bi ndax ñi ñaa ngi commencé waat dem 300 personnes ci deewoon am na juróom yu gaañu barka dem loolu bëgg naa nga taxaw ci bu gaaw a gaaw licence yi soxla nañ ko ndax ñu ngi jàpp suñu gaal yi suñu matériel yi da ngay am sa matériel 40 millions ñu jàpp ko teer ko mu yàqu loolu lu metti la ci ñun kon nañu taxaw régler problème mu licence yi. ñu desandi foofee ca diwaanu Ndar Géej liggéey ngir tabax aéroport bu Saint-Louis dina door ci bu yàggul dara ndax lu toll ci juróom-benn fukk ak juróom-ñett ci ay bàmmeel nag dañ leen fas yéene toxal am na fukk ak juróom-ñett yi xam nañu ñan la état bu Sénégal ginnaaw ay ati at ba mu waxtaanee ak askan wi foofule nangu nañu kon ñu ubbi bàmmeel yooyu le ba mën a jël néew yu toxal leen yóbbu leen feneen ñu dem ca diwaanu Ndar Géej fekk ji fa Ousseynou Diop ak Habib Seck. aéroport bu Ndar liggéey yi léegi war na mën a tàmbali ndaxte ñi nga xamante ne seeni ay néew ñoo fa nekkoon daal nañuy waxtaan ak ñoom ba ñu jëlee leen fa néew yooyu nekkoon ci sëg ji nekk ca Bango ñii am fa téeméer ak juróom fukk ci ay at ña ca des ñaari téeméeri at léegi nag liggéey bi mën na tàmbali ba askan wi nangoo ñu jëlee néew yi indi leen file. que dimanche ba léegi dañoo sulli woon suñu ay néew yi nga xam ne nekkoon ci biir aéroport bi yàgg nañ fa ñii def nañ ci téeméeri at ak juróom fukk wala ñaari téeméeri at waaye bi ñu waxtaanee suñu biir daan nañ suñu xol nangu projet bi pour aéroport bi mën a am pour Sénégal jëm kanam. mbir yi nag yombul woon ndaxte ay waxtaan yu bari amal nañ ko laataay askan wi di nangu boobee ndogal piste bi sax war nañ ko yokk ba mu toll ci ñaari junni ak juróomi téeméeri mètres. que piste bi fi mu nekk nii 1900 mètres moo fi nekk dañ ko war a yóbbu 2500 mètres bu ñu ko yóbbu 2500 mètres dafa am yeneen installation yi ñu ci war a def ay VOR ak yi nga xam ne maanaam ci aéronautique installation yi nga xam ne ñooy permettre aéroport bi gën a doon aéroport bu gën a mag bu ko defee nag ñu mun fi andi tamit avion yu gën a mag ak avion yu gën a mag avion yu gën a mag nag lu muy andi tamit maanaam dañuy yokk koom-koom bi. askan wi nag yëkkati ay kàddu ngir lu jëm ci wàllu liggéey yi nga xamante moom la ñu amal foofee ñu gis ca seen i bopp kilifa yi nag ni loole lépp daan ci bàyyi xel. projet bi ki ko yore muy entreprise tchèque bi ak ñi nga xam ne ñooy ay sous-traitant am ñi muy liggéeyal ku ci nekk tamit bind nañ ci kayit noir sur blanc que booy jël da ngay commencer ci biir dëkk bi xam naa ne tamit que dëkk bi amuñu compétence yëpp nit kuy liggéey tamit compétence yi nga xam ne amoo ko ci fi nga nekk da nga koy wuti feneen. léegi nag liggéeyu aéroport bi nguur gi moo ci des li ko doon gàllankoor mooy néew yi nga xamante ni ñoo nekkoon ci bërëb bile seeni ay mbokk nangu ñu daal leen indi si place bu ni mel ngir liggéey yi mën a tàmbali. ñu ngi ko doon junj sànq ci bopp xibaar yi muy mbirum guerre bi ñuy njortu ci jeqi pétrole fii ci réewum Sénégal ay weer ginnaaw enquête bi BBC génne te ñu ciy tudd Aliou Sall nekk rakk ci président Macky Sall ak homme d'affaires boobu lee di Franck Timis tey jile nag doyen des juges moom Samba Sall daal dinay door audition yi maanaam di déglu ay nit ñi njëkk bokk na ci Babacar Mbaye Ngaraf mi jiite Alliance Sauver le Sénégal ak Mamadou Lamine Diallo bu mouvement Tekki moom ci boppam sax nag ci enquête wu BBC boobule moom daal di woon nañ ko ci interviewé du ñàkk kon ci yeneen jotaayu xibaar dinañ ci dellu si ak Aminata Mbare Sow moom mi dem foofee ca tribunal ci wàllum guerre ba léegi ak luubal koppar mbirum juróom-ñeent fukk ak ñeenti milliards yi ñuy tudd boobu ba léegi ca direction des domaines te ñu ne Mamour Diallo moom moo ko luubal Ousmane Sonko député moom moo yëkkati tuuma yu ni mel ndaw yi bokk ca Pastef nag am na kàddu yu ñu yëkkati ne nañu it nañu kon daal di door ab benn procès boo xamante ni ñëpp a cay tolloo ginnaaw Mbour ba ñuy installé seenub bureau départemental ci la ñu yëkkati kàddu yooyu le bëri na yeneen ponk yi yuñ fa junj du ñàkkit Abdourahmane Diallo dinañ ci ànd ak moom ci kanam tuuti. Mawlid di gàmmu samedi lay doon bu soobee borom bi président de la république nag tey jile dafa xëyee ca diwaanu Tiwaawan moom Macky Sall fas yéene jàkkaarloo ak xalif général kullu murid di Serigne kullu Tidiane di Serigne Mbaye Sy Mansour foofee ca diwaanu sell wa di Tiwaawan. beneen diwaan bu sell di Medina Baye foofu nag ñoom li ñuy naqarlu kon bokk na ci ñu ne ñàkk teewlu gi ñu nemmeeku ci kilifay réew mi ak maire bi nekk foofule ndax boobu ba léegi daanaka lépp lu ñuy def seen bopp lañ koy defaral te xew-xew boobule ay téeméeri junniy doomi aadama ñoom ñooy bàyyeekoo fu nekk ci Afrique ak yeneen continent yi ñëw daje foofule ci benn conférence de presse nag le comité d'organisation bi wanee li ko naqari ñu déglu ci Serigne Aliou Cissé Niass moom moo yoroon kàddu bés bi ci micro Ibrahima Diamé.
xam na ne gàmmu gii gàmmu international la loolu duur lu ñuy laam-laamee ci Sénégal duur lu ñuy laam-laamee ci Afrique wóor na ñi nga xam ne ñoo diriger réew mi wóor na ñi nga xam ne ñoo nekk ministre de l'intérieur parce que tey li fiy dagg ci devise jugee ci yeneen pays yu différent ñëw ci gàmmu gi fii rek la amul fenn donc loolu yëpp sentiruñ ci benn yoon taxawaay boo xam ne nii état Sénégal taxaw na ko ci ak maire bi nga xam ne moo nekk ci dëkk bi. boo ñëwee ci encore municipalité bi nga xam ne tey mooy ndey ji moomeeli bopp dëkk bi dañuy laaj ndax Médina quartier la ci Kaolack wala bokk ci wala Médina événement daf fi amut loolu ñu ngi koy interpeller maire bi directement di ko laaj ndax moom Médina sentirul sax oto yi koy romb buntu këram di ñëw si Médina wala sentirul nit ñi koy romb wala naar yi di ko romb di ñëw si Médina ñu ngi koy laaj ndax loolu yëg na ko wala yëgu ko su fekkee yëgu ko ñun ñu def délégation dem yëgal ko mu xam ne fii am na lu fi xew donc loolu yëpp gisuñ ko tey dëkk bi bu setee c'est grâce à Abdourahmane Niass dëkk bi bu leeree c'est grâce à Abdourahmane Niass depuis une semaine depuis 2 semaines mi ngi fii ci dëkk bi di monter ay lampe association yi nga xam ne ñooy mouvement jeunes yi nekk ci quartier yi ñoom ñëpp danañ bàyyi seen liggéey xëy ñëw Médina di ko bale ba mu set loolu moo tax tey nit ñi mën fee nekk mais sentiruñ benn représentant étatique wala sentiruñ benn représentant municipal bu ñëw fii jàpp ci gàmmu gi ci dara. ku leen yëgul nag ñoom ñu ne ñu defal seen bopp ba tax na dañ faa door opération seet seetal daal di rafetal kon peggu jumaa ji foofule ak lépp lu ko wër bari na ay ndaw yu bokk ci bésu seet seetal boobu lee ñu amal ca Medina Baye reportage Ibrahima Diamé Fally Gueye. ay ndaw yu takku lool yore seeni bale seeni raclette seeni siwo ndox ñii ci biir jumaa ji ñii ci bitti ñëpp a yëngu ngir seetal li ci biir jumaa ji ak li ko wër mot nañ ay téeméeri jeunes yu nga xamante ni dara taxuleen a jokk lu dul lu seetal cité religieuse bu Medina Baye. tey dañoo ñëwoon ci di seetal Medina Baye kon nuñ amee habitude di ko def rawatina su gàmmu jege see ndax kenn mënut a wax gàmmu Sénégal te xel du dem ci Kaolack te suñ ne gàmmu Kaolack rek Medina Baye la xel yëpp di dem donc gan yi du jógee fu ne et pour loolu il faut que ñu setal dëkk bi moo tax ci loolu lañ nekk depuis ñetti fan ñuy setal Medina Baye ak li ko wër. mu doon nag initiative bu nga xam ne ñëpp a ko rafetlu rawatina ñi dëkk li wërale juma ji de ak talibé Baye. Cheikh Ibrahim dëkkam bi dafa am lu mu ci gënoon a fonk jumaam ji ci la bokk bi mu ñëwee sanc dëkk bi néegu yàlla bi la njëkk a tabax donc fii ku ko fonkale di ko setal di ko entretenir jàppal ne yaa ngi ci bëgg-bëggam te ñun loolu rek la ñuy sàkku. donte nag interpellé na lii di mairie bi nga xamante ne seetal dëkk bi moom moo ko yeyoo teewul nag mu ngi wax seen ndaw yi ñoom it ñu béy seen waar. dañ wax ne set ak setal waruñu ci xaar benn autorité ndax ñun ñooy njëkk nekk bénéficiaires yi su dëkk bi setee ñun la njëkk a setal waaye su ñàkkee setam ñun ñoo njëkk nekk ñu koy yéeg. ndaw yi lay def opération bi nag ñii ñu ngi bokk ci ay ASC ñii bokk ci ay daïra ñëpp nag lii seen objectif moo di taaral dëkk bi ba képp ku nga xamante ne pèlerin nga ñëw fii ci cité religieuse bu Medina Baye nga def gàmmu bu mucc ayib ci ay anam yu neex. ñëwaat fii ci Ndakaaru rawatina département bu Rufisque ak diwaan boobule ñu naan Parcelles Assainies Jaxaay foofu nag ña fay yeewoo dañoo mer bay futu li ko waral mooy taw yi weesu ci nawet gile dafa fees dell ci seen diwaan ba te dañoo jàpp ni nag plan Orsec ñoom bokkuñu ci ndax gisuñu benn matukaay bu ñu fa teg ngir jàppale leen ci jafe-jafe yooyu la ñuy dund saa su nekk Ousseynou Thiam Ahmadou Bamba Samb dem nañu daje ak ñi dëkk foofule. nemmeeku ñu taw jamono yi yëpp tarawul askan way yeewoo ci unité 14 Parcelles Assainies Jaxaay Tëngéej di wéy nag di jànkonteel ay jafe-jafe jëm ci wàllu mbënd mu doon nag situation boo xam ne bi jàpp nañ ne mënatu la wéy. bu ñuy dox dañuy sol ay bot wala ñu yéeg ci ay xeer te mag loolu mënu ko doxee moo tax dañuy wax SNHLM mi nga xam ne moo ñu jaay des terrains Parcelles Assainies ils ont dit des Parcelles Assainies on ne voit pas l'assainissement. C'est ça que nous demandons. loolu la ñuy laaj te ñu ngi interpeller président de la République mu ñëw parce que ñun dañoo bokk ci dëkk bi dëkk Dakar dañoo biir Dakar boo waxee am na ñoo xam ne bu ñuy dox dañuy yëkkati seen yére wala dañuy sol ay bot kenn du ko gëm loolu la ñu bëgg mu dem fi donc am na impact non seulement ci jàngu xale yi psychologiquement sur la santé si wérgu yaramu population bi
mais ak mag ñi nga xam ne dañoo war di xëy di doxantu loolu yëpp manque à gagner la. woowu askan ne jotawul benn yoon ci plan Orsec tax ñuy interpeller ñii di autorités yi. ñu ngi ñuy wax ne déclenché nañu plan Orsec mais ñun sentiruñu ko on a même l'impression que bu ñuy wax plan Orsec ñun dañuy naan air bi la ñuy pomper wala ñu ngi ci kaw asamaan si gisuñu waaw sentiruñu ci dara maintenant situation bi ñuy vivre ñun du ñun ñoo ko teg suñu bopp il faut que ça soit très clair gisuñu fi benn autorité bu fi taxaw wala bu fekkee ne am na ñu ñëw ci tali bi la ñu yem kenn duggul ci biir kër yi kenn ñëwul taxaw ci kaw ci biir ndox mi ci tali bi la ñuy yem xool daal di daw ak ay 4x4. gannaaw seen génn bile wowu askan ne nag dinañ def lépp ba fexe ñi di autorités yi yëy yàbbi ci seen jafe-jafe boobu nga xam ne bii tere na leen a nelaw tey. zone des Niayes foofu itam na ay jafe-jafe ndax booy xool bëri na ay usine wala sax ay boromi alal yoo xamante ni dañuy ñëw foofu lay jël suuf si loolee metti loolu askan bi nekk ci diwaanu zone des Niayes boobule lu ci mel ni seen i yëngu-yëngu ci wàllu mbay mi wala sax nag sàmm gi boo mayul dina fa gàllankooru ñu amal benn ndaje ci diwaan bi ñuy duppee Jàmbaaloo nekk ci commune bu Daaru Xuddus département bu Tivaouane ngir sulli jafe-jafe yooyu la yëpp ñuy dund ci teewaayu Cheikh Anta Diop ak Seylatia. Jàmbaaloo nekk ci commune bu Daaru Xuddus digganteem ak Mboro toll ci fukki kilomètres askan wi ñi nga xamante ni ñoom ñoo dëkkee ci tefes gi dagge Kayaar jaar Mboro Jogo ba Deben Ganjul dikkoon fii ci Jàmbaaloo ngir waxtaane jafe-jafe yi nga xamante ni zone des Niayes am nañu ko. ndax ñun zone des Niayes am na loo xam ne xaw naa des bugg nañu zone de restriction bi nga xam ne moom moo fi nekk ñu mun ko def déclenchement ba nga xam ne askan bi dinañ gën a mën a gis seen bopp ci zone bi am na ay dëkk yoo xam ne dafa enclavé duñu bëgg léegi mu am ay case de santé mu am ay latrik mu am ay tuuti éducation zone des Niayes amul kenn koo xam ne mu ngi def présent ci usines yi ñu def pexe ba xale yi muñ ciy liggéey ICS muy GCO muy Africa Energy bi waa ji ñëw Tobène bi nga xam ne moom moo nekk Taïba Ndiaye. Arona Sow di maire ci Deben Ganjol nekkit député ci assemblée nationale wax ne jamono yi de nguur gi war naa saytu bu baax a baax jafe-jafe yi nga xamante ne waa zone des Niayes am nañu ko. am na loo xam ne lii président def na ko ci littoral bi sunu jafe-jafe mooy forêt classée bi nga xam ne bii mu ngi fii ci littoral bi ñi nga xam ne ay béykat lañu mënuñu fekke ba béy mënuñu fekke ba samp kër loolu itam bëgg nañu. Président de la République wax ci loolu. ñi nga xam ne ñii dañuy taxawal fii ay usines ñoo xam ne ñu ngi ci littoral bi usines yooyu ñoom li ñu waxante woon ak population bi amul dara loo xam ne ni respecté nañu ko. loolee tax nag askan wi dëkk fii ci zone des Niayes di sàkku ci njiitu réew mi mu taxaw ci jafe-jafe yooyee mu ñëw ci zone des Niayes ngir xool askan wi dëkk ci tefes gi li ñuy dundee. ñu woy ci xibaar yi ba léegi fële ca diwaanu Wakam lu toll ci juróom fukk ci ay nit yu bàyyeekoo fële ca Nigéria ñoom la ñu teg loxo ñoom dañoo bokkoon ci benn réseau cybercriminel maanaam ñoom ci xarala yu bees yi la ñuy jaar di nax nit ñi wala boog di sàcc ginnaaw benn plainte bu Sonatel nag def la gendarmerie amal liggéey boobule ba teg leen loxo leneen lu ñu doon def tamit dañ daan dem ci compte bancaire nit ñi di fa jël alal bu takkoo takku leeral yeeg Pafara ñi nga ak Modou Diop. beneen liggéey bu rafet bi nga xam ne gendarmerie bu Sénégal daan nañ koy def daal di démanteler nag vaste réseau bu mag a mag bu wàllu cybercriminalité ci diwaanu Wakaam lépp juróom fukki ci ay ordinateur ñu teg leen loxo ak lu tolloog juróom fukki ci doomu Nigéria yi nekkoon fii nag di def ay ñaawteef ci seeni ordinateur ca lañ dem toog daal di vider sa compte bancaire naka noonu def ay carnet de chèque yu bon doomu Nigéria yooyu lu toll fukk ak benn ci ay borne wifi moom lañ defoon ca carte ba dëkk nag ci juróom ci ay kër ñoom nag li leen feeñal moo nekk dañoo bëggoon a dugg ci système bu Sonatel gannaaw nag société téléphone bi nag ci la def plainte capitaine Touré ki nitam ci jàppalalu ñii di escadron surveillé bu d'intervention bu Dakar nag ci lañ teg loxo yooyu le bandi gannaaw ñetti ay bés ñu leen doon wër waaye nag ndimbalu askan wi amoon na ci solo lool ndax ñoom ñoo leen woon fi nga xam ne foofu la bandi yi dëkk ci loolu ñu jàppale ñoom ñëpp yóbbu leen ca poste ba mun a ubbi enquête bu yaatoo yaatu bu ko defee réseau bi li ci des yëpp ñu mun koo daaneel. jërëjëf Pafara ñi nga fondation Kéba Mbaye daal dinay maye lu toll ci fanweer ak juróom-ñetti bourse ci ay étudiants élèves ak ay jeunes athlètes yu nekk fii ci Afrique ngir année 2019-2020 ñoom nag bokk na ci ay doctorants en droit ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru wala bokk ñu bokk ca Daara Malika bi nekk fii ci banlieue bu Ndakaaru ak jeunes athlètes africains programme bourse boobu le nag ñu ngi ko jagleel étudiants yi nekk 3e cycle fexe ba gën a dooleel seenu tàggat
tàggat ñoom ñu déglu ci Laurent Bonardi moom moo jiite commission bourse ak prix ca fondation Kéba Mbaye. 38 cette année, 7 doctorants, 21 élèves du Dara de Malika et 10 athlètes. On a accordé 10 bourses à des athlètes pour un montant total de 5 millions de francs CFA. La particularité, c'est la constance, on va dire. C'est qu'à chaque fois, on est absolument étonné par les brillants parcours des récipiendaires des bourses de la Fondation. Et on est tout aussi positivement étonné par la qualité des dossiers de ceux qui ont postulé et qui ont reçu donc cette année les 38 bourses que nous avons accordées, qu'ils soient élèves du Dara de Malika, qu'ils soient étudiants. xibaaru tàggat yaram ñu dooree ko ak juróomi stade yu mag a mag yu nekk ci réew mi ñu fas yéene defaraat ci ndorteelu atum 2020 bokk na ci stade Léopold Sédar Senghor Demba Diop wala bokk Aline Sitoé Diatta ak yeneen stade yu ndaw sax lu ci mel ni nekk ca Ndar Géej ak Mbacké ay fukki milliards ci sunuy koppar la ñu génne ngir liggéey boobule mën a antu ci benn lëkkaloo bu dox diggante Sénégal ak Chine. kii ñu dénk wàllum jumtukaay yi ca ministère des sports moom moo yëkkati kàddu yi ginnaaw conférence de presse bu mu doon amal ci teewaayu Pafara ñing ak Youssou Baro. juróomi stade yu mag yi ci réew mi dinañ leen defaat ba ñu bees tàq ak juróom-ñett ci stade yu ndaw ndawaan nekk ci dëkk yi directeur bu infrastructure nekk ci ministère des sports moom jàpp na ne ci atum 2020 bi ci tàmbali bi rek dinañ door liggéey yi. moom comme ni nga xam ne bi amee problème yi xool nañ ko yóbbu nañ fa mission xool nañ fa ba xool li ñu war a defalaat léegi tënk nañ lépp ci benn marché fi mu nekk nii incha allah def nañ contrat yi li ci des mooy ñu mën a démarrer les travaux pour réhabilitation. Donc c'est le stade Léopold qui sera repris à neuf. Il y a le stade de Diourbel dont j'ai parlé tout à l'heure, Ely Manel Fall de Diourbel, le stade Aline Sitoé Diatta et le stade de Lamine Gueye de Kaolack. Tous ces stades seront repris à neuf. Ça c'est la première phase. ay milliards yu bëri ñu fas yéene ko dugal ci koppar ngir naka fexe ba infrastructure sportive yi mun a dox laata Jeux olympiques bu jeunesse ci atum 2022. ma bëggoon repréciser rek que bi ñu ñëwee def études yi chinois yi def nañ études yi ba pare xam nañ li ñu war a def lépp d'accord nañoo ak ñoom dem nañu ba xayma ko léegi ñoom xam naa daal jege na noonu nga wax noonu ñeent fukki milliards yooyu mais kooku dafay jël liggéey bi yëpp. Stade Léopold Senghor ak yeneen ñetti stades yi ma la wax dans les régions. lu jëm ci wàllu stade bu Mbacké jafe-jafe fa am bu Ndar bu Sédhiou bu Diourbel naka noonu bu Parcelles Assainies lu mel yëpp kii nga xam ne moo yor wàllu infrastructure ci ministère ba waxtaanee na ko. accompagnement ñu fa def buñ ci egsee incha allah rek yooyu itam dinañ ko détaillé. Saint-Louis stade Babacar Seye ci tabaxaat yu bees yi stade Babacar Seye ci 2020 bi war nañ door liggéey bi. Si vous allez à Sédhiou, aujourd'hui le stade régional commence à prendre forme. jamono ji nag ngir ñu tàmbali liggéey yooyu njiit yi nekk fi nag ci Sénégal ñoom ñu ngi xaar seen partenaire bi di Chine mu daal di noppi bu ko defee rek ñu jox réew mi ay infrastructure yu bees tàq naka noonu méngoog jamono. stade Ely Manel Fall bu Diourbel ci la bokk waaye nag ñi yëngatu ci wàllum tàggat yaram nekk ca diwaan wa dañoo yàkkamti ndax sax dox nañu doxum ñaxtu démb ngir ci ni mu gën a gaawee ñu defaral leen seen stade boobule ndax dañuy ragal mu am ay njeexital ci club ba nekk foofule di Sonacos dañ ciy déglu El Hadj Ndiaye Ndiodio ci micro Babacar Diouf. ñëw fii ci gouvernance terminer suñu marche bi ñu ngi ko defoon pour demander aux autorités pour ñu réparer stade Ely Manel Fall ndax stade Ely Manel Fall dafa yàqu bu ëpp dayo ba tax na ñu autorité football bi sax ñoom xam nañ ko la preuve li tubaab di wax non homologation moom lay def stade Ely Manel Fall ba tax SIB Senior ASC Senior Sonacos di football Kaolack ñaari at a ngi nii football boobu moo waral ca Kaolack moo waral du football kese Sonacos dafa ñibbi Kaolack fa la dëkk fa lay entraîner fa lay matché ba tax équipe bi daanu dem 2e division
te jeexagul ndax Sonacos a ngi nar a encore continuer soit muy fubali Kaolack soit muy fubali Thiès et c'est la même chose et loolu ça veut dire que Sonacos mën na dem encore division nationale ñaanuñu ko yàlla mais les conditions moo tax ñuy wax conditions yi ñuy fubale moo tax ñuy wax équipe buy fubal à l'extérieur tous ces matchs loolu amul fenn ci àdduna bi jul ba rek lañ ko teg loolu nag moo tax ñu taxaw tey ne dootu fi am loolu mënatul nekk duñ ko nangu jaral nañu nag lu nekk ci jàmm buñ ñu mayee loolu buñ ñu ko mayul it ñu des ci tàggat yaram ba léegi xam ngeen ni FIFA dafa soppi doxalin daal di indi ay texte yu bees ci wàllum football lu toll ci téeméer ci arbitre jigéen ak góor ñoom lañ doon tàggat ci diwaanu Ziguinchor ci texte yu bees yooyu les FIFA tëral ci wàllum arbitrage ak tamit naka la ñuy gérer match de football bokk na ci ñi ko doon def formation boobule di ancien arbitre international bi Malang Diédhiou nekk léegi instructeur bu FIFA dañ koy déglu moom Malang Diédhiou ci micro Boubacar Diassi ak Lamine Mandia. lan la bëgg ak fédération sénégalaise lu ñuy def Dakar ñu mën ko def ci contrée bu nekk boo dem nga mën a def loolu mooy harmonisation pratique arbitrale ñu ne tamit lu arbitre mën a def ci terrain bi bu ko defee léegi bu amaatee mu mën ko defaat loolu mooy consistance donc loolu mooy objectif séminaire bi séminaire bi yemul ci wax ni dafa commencer d'abord ci ay loi du jeu lan mooy lu bees lu ñu dugal ci loi du jeu yi parce que nit ñi il faut ñu xam ko mais ñu koy appliquer mooy arbitre yi ñoom ñoo ko war a gën a xam parce que bu ñu ko xamul bu ñu duggee ci terrain bi donc duñ ko mën a def nu ko yoon waxee bu ñu fa paree dañuy dugg ci arbitrage xam nga da ngay daw da ngay taxaw foo xam ne war nga gis parce que boo taxawee foo xam ne gisuloo mën nga jël décision boo xam ne baaxul léegi après dañuy dugg ci lan mooy faute lan moo nekkul faute am na yeneen faute yoo xam ne day laaj carton jaune wala rouge jógee fa am na loo xam ne dañ ko tuddee faute de main loolu tamit il faut ñu xam parce que loxo bi du bu laalee bal bi rek mooy am na faute kañ la ñuy wax ne lii penalty la parce que faute bi mënul am fépp rek nga naan penalty ñu def hors-jeu moom tamit dafa bëri coow pare nag am na loo xam ne loolu la ñuy naan management gestion arbitrage pratique boo xam ne day permettre dimbali arbitre mu xam bu duggee ci terrain nan la mën a dugg ci match bii nii. léegi dañuy dalal Mamadou Mohamed Ndiaye ci li yëglekaay xëyee altine gile. jërë ngeen jëf bali fetal ya ñu jàpp ca Pire ñoo xëy di kalaate ci yéene kay yi ubbil libération journal bi nee na xibaar boobee fi l'observateur joxewoon keroog mu di ay bali fetal yu gendarmerie Pire teg loxo am na leneen lu ca yees la ca yees moo di ñeenti junniy bali fetal ak juróomi téeméer maanaam 4500 cartouches mu di bal yi dem ci xeeti fetal yi ñu naan ay AK-47 ki ñuy tuumal ne moo ko sàcc libération ne ñu ab soldat première classe la bu tudd BS mi ngi jële bali fetal yi ca base militaire bu Wakam moom mi ciy tuumal nag ñoo nga koy dégg ci réewu Mali ay supérieur am jot nañu leen a déglu yéenekaay bi nañu li jaaxal ñu bari te ñu yaakaar ne information judiciaire bi ñu ci bi dina ko leeral moo di ab simple soldat nan la mën a def fan la mën a jaar ba génne ci camp bi bali fetal yu ñu toll libération teg ci xamal ñu ne bi ñu jokkoo ak colonel Abdou Thiam njiital DIRPA li mu leen wax moo di xibaar yi ñuy wax ay déclaration la yu jugee ci nit ku ko yayowul maanaam personne non habilitée l'observateur mi sulli woon coow li keroog samedi xëy bind ne li ñu naan sas à l'homme ci la l'armée bi nekk ñoo ngi wër ak di rëbb militaire bii di Amadou Bekay Sangaré procureur bi ubbi na ab information judiciaire ngir am ay xibaar yu gën a yaatu ci mbir mi mbir meneen mu leerul moo di li ci la Tribune mu di dorog bu ñu ne dañu ko jàppoon ci waaxi Sénégal yi ba ñu ko jàppee dañu ne woon mi ngi toll ci 1260 kilos cocaïne maanaam junniy kilo ak ñaari téeméer ak juróom-benn fukk waaye am na ñu leen xamal ne 700 kilos cocaïne la ñu indi journal bi gis ne ñaar rekk mën a am benn moo di ñuy jàpp drogue bi juum ci seeni calcul ba nga xam ne am na yeneen 500 kilos cocaïne yu des ci géej gi te loole bu amee moo di 45 milliards des na ci géej gi ndax juróomi téeméeri kilos cocaïne yi yegsiwul boo doon xayma ak njëgam mi ngi toll ci ñeent fukki milliards ak juróom Khady Seye faatu na Vox Populi nañu ci anam wu ñaaw te mitti ci la faatu benn colocataire am bu ñu naan Cheikhouna Diop moo ko jam paaka mu faatu moom ndaw si bi muy faatu mi ngi woon ak ëmb bu toll ci ñetti weer ca Touba fa la mbir mi xewee Cheikhouna Diop mi ñuy tuumaal ne moo rey ndaw si di Khady Seye Vox Populi nee nañu ba mu feeñee nit ñi xam ne moo ko faat nit ñi dañu ko bëggoon a saax-saaxee defal ko affaire police moo ko ca génne source wa nañu bi ñu ko jàppee li mu wax moo di ndaw si da ko liggéey La Tribune nañu
nañu ndaw soosee ñu faat ca Touba di Khady Seye ñaar fukki at ak juróom la amoon am leen xët mu njëkku Le Quotidien président de la République moo fay joxante loxo ak Aminata Mbengue Ndiaye journal bi li mu ñu bëgg a xamal moo di Macky Sall def na Aminata Mbengue Ndiaye présidente au conseil collectivité territoriale fauteuil ba mu tegoon Tanor mu faatu bàyyi ko fi teg na ci Aminata Mbengue Ndiaye teg ci la Aminata yoroon mu di ministère de la pêche mu jox ko Alioune Ndoye Aminata Mbengue Ndiaye présidente au conseil collectivité territoriale Alioune Ndoye ministre de la pêche l'observateur mi ngi ñuy leeral li indi pal gi Sud Quotidien la mu ca jànge moo di Macky ñooñu Tanor yi lay fidéliser leneen lu mu gisit ba bind ko moom Sud Quotidien moo di Aminata Mbengue Ndiaye ci au conseil collectivité territoriale Aminata Touré ca conseil économique social ak environnemental affaire de Aminata ngay am foofu Macky teg na ay amintaam ci wetam ngir gën a jox jigéeni réew mi seen gëdd jigéen jeneen ju nekk ci ay ñol-ñol Source A nee nañu mooy Rokhaya Ba Touré consul général bu Sénégal ca Milan ga ci Italie ci pàttali Source A nee nañu mooy ndaw si fi tëjoon ambassade bi dem ngénte loolee 2016 la woon ren ji nag dikkaat na ak leneen coow mu di coowal bor bu toll ci 850 000 euros yu ñu ne da koo yoreel benn banque bu ñu naan Unicred mbir yi yegg na foo xam ne banque bi nee na buñ ko fayul xaalisam dina porter plainte kilifa yu Sénégal yi yéenekaay bi nañu moom Rokhaya Ba Touré ku jege lool président Macky Sall la. jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye sant leen gërëm leen yéen itam ci àndandoo bi ak télévision Futurs Médias yeneen i xibaar bu 19h30 jotee lay doon incha allah sant ñëpp ñi jàppoon ci xibaar yi di leen ñaanal ngeen yendoo jàmm.